ci tënk ak yenn ci ay points yi nga xamante nii moo ci gën a fës kii di njiital réew mi le président de la république Bassirou Diomaye Faye ñëw na ci li nga xamante ni mooy wàllum système éducatif national njàng meeg njàngale bi mu fàttali gouvernement bi li nga xamante ni nii moo ñeel wàllum njàng mi la nga xam ni dafa jëm ci wàllu culture de l'excellence maanaam fexe ba ñi nga xam ni ñoo gën a ràññeeku ci wàllum njàng ñu mën di leen sargal di leen tatagal loolee mën a inciter ñeneen ñu gën a góorgóorlu ci wàllu njàng moomee wax na ni loolee war nañ ci gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ŋànk bànqaas boobilee waaye tamit ñu gën a renforcer li nga xam ne mooy crédibilité du système éducatif fexe ba xar kanamu njàngum Sénégal mën a am loo xamante ni nii njeexital wu rafet lay doon mu sàkku ci gouvernement bi ak ñi nga xam ni ñooy personnel enseignant yi ñay jàngale li nga xam ni ay perturbation la wala yenn ci ay cas yoo xamante ni mi ngi tukkee ci acteurs yi ñu asseoir li nga xamante ni nii mooy wàllum stabilité du climat social fexe ba dal mën a am ci boobi les secteurs muy njàng ak njàngale bi ngir la nga xam ni mooy les activités pédagogiques njàng mi ñu mën koo wëyal waaye tamit fexe ba leneen li nga xam ni wàllum évaluation la maanaam natt xam-xamu ndaw ñi moo xam examen la concours yeeg yooyu yëpp ñu mën koo wëy di ko amal ci anam gu mucc ayib moom chef de l'État sàkku ci gouvernement bi ñu améliorer li nga xam ni tamit mooy cadre de vie maanaam barab yi nit ñi di jàngee nañu fexe ba bépp établissement scolaire public moo xam barab ya nga xam ni fa la ñuy sàkkoo xam-xam ci wàllum tabax ci wàllu réhabilitation maanaam yeesalaat moo xam ay lycée moo xam ay collège loolu lépp ñu gën ci bàyyi xel waaye fexe bay aménager ay espace yoo xamante nii dina mën a permettre en dehors jàng bi nekkin bi mën a nekk ci condition yu mucc ayib moom président bi sàkku ci ministre bi ñu dénk wàllum njàngale bi ak ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu formation professionnelle tàggatu ki ñeel ay métier ñu réviser la nga xamante ni nii mooy curricula bi maanaam anam gi nga xamante ni nii moom la ñuy jàngee ñu gën ko yeesalaat ba mu dëppook li nga xamante ni nii mooy koom-koom réew mi maanaam réew mi suñu jëlee ci wàllum koom li mu soxla ci ay xam-xam ak ay compétences waaye tamit ñu fexe ba bu ñu jëlee ci wàllum njàngale bi intégration du numérique maanaam xarala yu yees yi mën a feeñ ci njàng mi ba loolee mën a dëppook li nga xamante ni nii mooy fi jamono toll ndaw ñi tamit mën a adapté wu par rapport ak tendance bi bu ñu xoolee tamit ci li nga xamante ni nii mooy actualité wala bokk weer wi ñu toll mooy mois de mars président ñëw na ci la politique d'amélioration de la condition de la femme maanaam jigéen ñi nees la ñu mën a def ba seen nekkin mën a mucc ayib mu rafetlu la nga xamante ne nii mooy organisation bi ñeel semaine nationale de la femme ayu bés bi nga xamante ne nii moom la ñu jagleel jigéen ñi jëm ci bés bi nga xam ni moom la àdduna wërgal këpp di màggal la nga xam ne mooy àq ki yelleefu jigéen ñi muy 8 mars 2026 ren nag thème bi ñu dàkkantale ko droit justice action pour toutes les femmes et les filles maanaam ci wàllum yoon ak la nga xamante ne nii mooy àq ki yelleef la nga xamante ne nii ay pexe la yu ñu war a teg ngir jigéen ñeeg ñi nga xamante ne nii ñooy tout tànk yi muy jigéen ñu ndaw ñi loolu lépp ñu mën leen gunge ngir seen condition mën a mucc ayib ñu sàmmal leen seen àq ak yelleef waaye tamit bu ñu jëlee ci bànqaas yu mel ni wàllum yoon ñu mën ci am taxawaay yu mucc ayib moom le président de la république ñëw na tamit ci li nga xam ne mooy amélioration maanaam gën a dooleel jigéen ñi ci seen nekkin waaye tamit surtout particulièrement ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nga xam ni ñi ngi ci dëkk yi nga xamante ni dëkk yu sori lay doon maanaam ay village moom chef de l'État wax ni leneen itam lu ñu gën a war a bàyyi xel mooy njàngum jigéen ñi loolu itam lu ñu war a bàyyi xel la waaye tamit l'égalité des genres fexe ba ñi nga xamante ni nii ñooy góor ñeeg jigéen ñi lépp loo xam ne àq la ci wàllum tollole loolee ñu gën ci mën a bàyyi xel sàmmonteeg droit yi nga xamante ni ñeel na jigéen ñi moom njiital réew mi ñëw na tamit ci nécessité maanaam li nga xamante ni lu tembe la gouvernement bi war cee taxaw maanaam sensibiliser ci li nga xam ne mooy discrimination yi maanaam beddi wante waaye tamit yenn ci fitnaal yi nga xamante ni soxna yi ñu ngi koy dund mu sàkku ci li nga xamante ni nii mooy mbir moomee ñu xeex ko impliqué ci maanaam boole ci mbooleem bànqaas yi nga xamante ni dañuy yëngu ci li nga xam ne mooy àq ak yelleefu jigéen ñi waaye tamit fexe ba lépp lu jëm ci wàllu politique publique ay programme ay pexe yi nga xam ni état mi ngi koy naal loolu lépp mën a fës maanaam am njeexital ci jigéen ñi waaye surtout mën a bokk ci lay dooleel la nga xamante ni nii mooy seen i autonomisation sur le plan économique maanaam jigéen ña mën a moom seen bopp ci wàllum koom moom njiital réew mi le président de la république dikk na ci le président de la république ñëw na tamit ci wàllu sàmm gi taxaw ci ak mbir mu am solo mu sàkku ci ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum mbay wàllum souveraineté alimentaire réew mi moom boppam ci wàllum lekk waaye lépp lu jëm ci li nga xamante ni mooy wàllum sàmm moom président sàkku ci ministre boobee ak secrétaire d'État chargé des coopératives et de l'encadrement paysan ñu intensifier maanaam gën a dooleel lëkkaloo gi nga xamante ni war na am diggante les organisations des éleveurs maanaam ñi nga xam ne ay mbootaay la ñu nekk te yëngu ci wàllum sàmm ñu fexe ba ñu booloo mën a xam seen i mbëbët waaye tamit fexe ba état mën a teg ay action ay pexe yoo xamante ni yeesal gi daañ ko amal ci li nga xamante ne nii mooy wàllu amélioration des productions animales fexe ba la nga xamante ni nii la ñu mën a jëfandikoo la tamit jugee ci jur yi loolee ñu xool naka lañ koy mën a yeesalee ngir mën a am
qualité gi war selon li nga sénégalais yi di xaaree ci wàllum consommation moom chef de l'État sàkku ci gouvernement bi ñu gaaw promouvoir li nga xamante ni nii ñeel na bu ñu jëlee ci wàllum dund gi li nga xam ne mooy ndawal yi ñu fexe ba mu doy sëkk fii ci réewum Sénégal waaye ñu créer li nga xam ne mooy ay coopérative communautaire fexe ba ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll bi ñu mën leen boole ci ay kuréel mën leen boole ci ay kër yoo xamante nii loolu dafay tax li nga xamante ni nii mooy ñu mën a opérationnaliser li nga xamante ni nii mooy ay pexe yi état bi teg à travers benn fonds bi nga xamante ni ñu ngi ko dippee fonds national de développement de l'élevage pexe yi nga xamante ni nii wala alal joo xam ni daañu ko dugal ngir li nga xam ne mooy sàmm gi mën a am wala boog ña ca nekk di yëngu mën cee gis seen bopp waaye production bi itam mën a doon lu mucc ayib. moom président bi sàkku na ñu wëyal la nga xam ne mooy concertation yi woo ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi yëngu ci wàll wi ñu toog waxtaan waaye tamit xalaat ci li nga xam ne mooy modernisation maanaam yeesal barab yi nga xamante ni nii ci wàllum sàmm ràññeeku nañ ñu leen di dippe ay abattoir ay foraay ñi nga xamante ni nii ay marché de bétail la barab yi ñuy jaayee li nga xamante ni nii mooy ay produits yay génnee ci jur yi loolu lépp ñu gën ci bàyyi xel ngir la nga xam ne mooy secteur boobu noonu ñu mën ko defee acteurs yi cay nekk di ko mën a defee ci anam gu mucc ayib waaye tamit clients yi mën a dem ci ay barab dafa wut la nga xamante ni wala di fa am loo xamante ni dina am jeexital ci seeni sàkkuteef li nga xamante ni nii mooy communication bi ñeel premier ministre Ousmane Sonko moom itam la mu gën a accentuer communication am nag mooy wàllum rationalisation maanaam fexe ba yaxanal li nga xamante ni nii mooy anam gi état di fonctionner moom Ilimane Diori ñu Ousmane Sonko ñëw na ni fàttali ci li nga xam ne logique bi ñu nekk depuis diir maanaam yeesal administration bu Sénégal barabu liggéeykaay yi nga xam ne ci état la ñu tënk waaye tamit wàññi li ñuy woowee train de vie de l'état njëg gi nga xamante ni état bu Sénégal moom lay coûter bu ñu jëlee ci koom-koom yi Sénégal loolu itam naka lañ koy wàññee moom premier ministre bi ñëw na ci ba xam ne ni teg nañ wala boog tegoon nañ benn groupe boo xamante ni nii dafay liggéey ci wàll wi ngir ñu créer benn plan ñu dippee ko plan de rationalisation du secteur parapublic fexe ba état booleem ay bànqaasam la mu ñuy coûter ci alal loolu itam naka lañ koy mën a yaxanale mu ne ab groupe liggéey na ci liggéey bu mucc ayib ba gannaaw liggéey yañ ca def sax présenté nañ la nga xamante ni nii mooy yenn ci ay résultats yi la ca njëkk mooy gis nañ ni war nañu supprimer maanaam neenal lu toll ci 19 entités maanaam fukk ak juróom-ñeent ci ay kër yoo xamante ni ci état la ñu tënk daañu leen supprimer parce que bu ñu xoolee ci seen coût ci seen wàllum njëg mi ngi dikkee état bu Sénégal lu toll ci 28 milliards ak lu teg bu ñu jëlee ci atum 2025 bu ñu xoolee itam ci wàllu effectif maanaam ña fa nekk di daan seen doole la muy coûter état bu Sénégal at bu yàlla sàkk mi ngi toll ci 9,227 milliards mu gis ni bu ñu xoolee agents yi ña fa nekk di liggéey tamit am na ci lim boo xam ne ñu ngi toll ci 982 agents juróom-ñeenti téeméer yu toftal juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay liggéeykat yoo xamante nii boole kook ab dette ab bor boo xamante nii bu ñu ko xaymaa ëpp na 2 milliards ci bu ñu jëlee ci 31 décembre 2024 wax na ni tamit ci groupe boobu noonu ñu créé woon ci travaux yi nga xam ne liggéey ya ñu def yenn ci ay pexe yu ñu génnee mooy repositionnement maanaam gis nañ fukk ci ay barabu liggéeyukaay yoo xam ne ci état la tënku naka lañ koy mën a yeesalaatee ci seen wàllum taxawaay yoo xamante ni nii dañuy redéfiniraat maanaam tëggaat la nga xamante ni nii mooy seenub liggéey muy les modèles d'intervention waaye tamit fexe ba li ñuy woowee une meilleure réaffirmation de leur mission fexe ba la nga xam ni mooy seen liggéey ñu gën koo mën a leeral ngir liggéey ba mën a mucc ayib comité bi tamit liggéey na ci waaye tamit loolu lépp nag mu am ci supervision wala bokk révision yeesalaat la nga xamante ni mooy cadre juridique bi la tënk kër yooyu noonu bu ñuy jëlee ci wàllum yoon loola itam bokk na ci liggéey ba nga xamante ni groupe ba nga xam ne tegoon nañ ko au niveau de la primature liggéey nañ ci moom premier ministre ñëw ni globalement gis na ni loolu nga xamante ni mën nañ ko dippee optimisation de l'organisation du secteur parapublic bu ñu xoolee ci wàllum économie bu ñu xoolee yaxanal gi bu ñu ko tëggee ba mettre ko en place dina permettre état bu Sénégal yaxanal lu toll ci 55 milliards ci diiru ñetti at moom premier ministre bi wax na tamit la nga xamante ni nii mooy wàllum patrimoine wàllum accompagnement sur le plan social notamment le redéploiement des personnels et la gestion des contentieux wax na ni itam ni ca liggéey boobu noonu nga xamante ni wàllum rationalisation la yaxanal daañu liggéey tamit ci li nga xam ni mooy équipe ba lim ba ña fa nekk di liggéey kër ya naka la leen di mën a déplacer yóbbu leen ca yeneen i barab waaye tamit la nga xam ne nii mën na ci tukkee ci ay contentieux ay mbiicoog mbaalo loolu itam ñu waajal ko teel ci jël seen i matukaay loolu itam le premier ministre dikk na ci sàkku na ci ministre bi ñu dénk wàllum finance ak wàllum budget en rapport ci liggéey ak ministre bi nga xam ne mooy secrétaire général du gouvernement ñu respecté la nga xamante ni nii mooy
attribution gën a topp attribution yi nga xam ne jox nañ ko commission bi nga xam ni moo war a càmbar la nga xam ne mooy exécution loolee nga xamante ni nii ay mesures la mu sàkku itam ci ministre bi nga xam ne mooy yor wàllum finance ak lépp lu jëm ci wàllu budget jox mboolem ressources yi nga xamante ni ñeel na réforme yooyu ñuy amal ngir loolee lépp mën a am ci anam gu mucc ayib moom ilimaanu jëwriñ ñi dëkk na tamit ci li nga xamante ni nii moo xew ci wàllum bitim réew ak yenn ci jàmmaarloo yu am te buñ ko nattee ñun suñu réew xëy na mën naa am ay njeexital ci réew mi moom ilimaanu jëwriñ ñi Ousmane Sonko ñëw bu ñu constaté maanaam def ab càmbar ci li nga xam ni moo nekk di xew bitim réew gis na ni mën nañu exposer ñun réewum Sénégal ci ay risques de perturbation bu ñu xoolee benn ci barab bi nga xam te ni lim nañ ko ñu koy woowee détroit d'Ormuz mu ne bu ñu xoolee ni fermeture barab boobilee mën naa am ay choc des prix maanaam yenn njëg yi nga xamante ni lenn la ci ay ressources yi nga xamante ni Sénégal daf ci tënku xëy na di ko wutee bitim réew gis na ni mën na am impact loolu itam nañ ci waajal si wàllu assurance ci wàllu fret yi ci wàllu tension yi nga xamante ni war na ko am ci wàllu approvisionnement maanaam la Sénégal di wuti bitim réew loolu itam baax nañu càmbar ko mu sàkku gi ñu mettre en place benn kër wala bànqaas goo xamante ni biir primature dafay superviser dispositif bi nga xam ne war nañ ko mettre en place ngir loolee nga xamante ni nii ay choc la wala ay répercussions yi nga xamante ni bitim réew la am te mën a am njeexital ci suñu réew loolee ñu mën ci teel a àddu ñëw nañ aussi ci biir conseil des ministres bi ci wàllu communication ministre bi ñu dénk wàllu énergie pétrole ak mine def na ab communication ci harmonisation des prix des bouteilles de gaz butane et la gestion d'orpaillage li nga xamante ni nii mooy harmonisation ñeel prix yi nga xamante ni nii wàllum gaz laak naka lañ ko mën a yembalee ba du am mbiicoog mbaaloo wala application des prix yi nga xamante ni nii du méngoog jamono wala la état tëral loolu itam ministre bi ñu dénk wàllu énergie dikk na ci ministre bi ñu dénk wàllu communication des télécommunications et du numérique moom it dikk na ci li nga xam ni mooy avancement wu New Deal technologique bi gannaaw bi ñu ko naalee fan lañ ci tollu liggéey way itam yan jéego lañ ci teg dikk na ci au titre des textes législatifs li nga xam ne ci jëm na ci wàllum loi wàllum texte dikk nañ ci wax nañ ni conseil des ministres bi càmbar na ba noppi adopté benn projet de loi boo xam ni dafay jox ndigal wala boog dogal autoriser président de la république mu ratifier maanaam xaatim benn convention des nations unies boo xamante ni dafa ñeel wàllum droit ak yelleef jëm ci wàllu géej gi waaye lépp loo xam ne nii dafa ñeel wàllum conservation maanaam sàmm li ñuy wooye la diversité biologique yi nga xamante ne nii moo xew ci bu ñu xoolee ci wàllum géej yeeg yu ni mel jox nañ autorisation wala ndigal président de la république ngir mu ratifier convention boobu nga xamante ne nii Nations Unies moo ko naal gannaaw ba ñu amalee am ndaje le 19 juin 2023 fa nga xamante ne nii mooy New York ginnaaw loolu aussi dikk nañ ci ay mesures individuelles yenn ci ay tabb yi nga xamante ni tukkee na ci yenn ministère wala yenn ci ay banqaas bu ñu jëlee ministre bi ñu dénk wàllum bitim réew tabb nañ ku ñu naan Pape Mada Ndour di chancelier des affaires étrangères ñu nommé ko ambassadeur secrétaire exécutif du secrétariat permanent sénégalo-gambien mu wuutu ku ñuy woy El Hadji Ibou Boy bi nga xamante ne nii dafa dem retraite bu ñu jëlee ministre bi ñu dénk wàllu énergie pétrole ak mine nommé nañ ku ñuy woy Joseph Sambé Sène Diatta bi nekkoon président du conseil d'administration de la société des pétroles du Sénégal ñu gën ko xam ci Petrosen nommé nañ ko président du conseil d'administration du réseau gazier du Sénégal ñu gën ko xam ci RGS SA mu wuutu ku ñuy woy Alexandre Ngom ku ñuy woowee Tidjani Niass di ingénieur pétrolier nommé nañ ko président du conseil d'administration Petrosen mu wuutu ku ñuy woowee Joseph Sambé Sène Diatta bu ñu demee ministre bi ñu dénk wàllum xëy meeg lépp lu jëm ci wàllum tàggat Emmanuel Diédhiou di administrateur civil principal moom nommé nañ ko secrétaire général de l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ca ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci xëy yeeg tàggatu gi ku ñuy woowee Cheikh Sadbou Seck di ab instituteur principal de premier échelon moom nommé nañ ko président du conseil d'orientation plutôt du programme de formation école entreprise PFDE nommé nañ ko moom itam foofu noonu mu wuutu ku ñuy woowe Mamadou Mbàcc bi nga xamante ni nii xëy na woon nañ ko ca yeneen i barab ku ñuy woowee wala bokk bu ñu demee ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu infrastructure Pape Gora Camara di ab titulaire d'un master en planification gestion de projet nommé nañ ko directeur de l'administration générale de l'équipement ca ministère boobu lee nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum infrastructure bu ñu demee ministère de la culture ku ñuy woowee Ndéné Ndaw di administrateur civil moom tabb nañ ko directeur de la réglementation touristique mu wuutu ku ñuy woowee Ndeye Awa Badji bu ñu demee ministre bi ñu dénk wàllum santé ku ñuy woowee Amadou Djibril Diallo président du conseil départemental de Matam nommé nañ ko président du conseil d'administration bu centre hospitalier Abdoul Cissé Kane bu Agnam poste boo xam ni kenn nawu fa woon monsieur El Hadji Mbagnick Ngom di ab titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en management des établissements de santé nommé nañ ko président du conseil d'administration ca centre hospitalier national Aristide Le Dantec mu wuutu ku ñuy woowee Cheikh Tidiane Diop ku ñuy woowee Ale Badara Ba moom nommé nañ ko président du conseil d'administration centre hospitalier bu Pikine
ku ñuy woowee Mohamed Tete Diédhiou di ab titulaire d'un doctorat en médecine nommé nañ ko président du conseil d'administration hôpital général Idrissa Pouye. ku ñuy woowee Cheikh Tako Diop moom nommé nañ ko président du conseil d'administration hôpital bu Matlaboul Fawzeyni bu Touba. ku ñuy woowee Amadou Gallo Diop moom nommé nañ ko président du conseil d'administration hôpital bu Fann. ku ñuy woowee Joseph Mané moom nommé nañ ko président du conseil d'administration centre hospitalier bi nga xam ne moom la ñu jagleel ndaw ñi wala boog tout tànk yi Albert Royer tabb nañ ko fa en tant que PCA. ku ñuy woowee Mamadou Diouf moom ñi ngi ko nommé président du conseil d'administration centre hospitalier ba nga xam ne moom la ñu jagleel ndaw ñi wala tout tànk yi ca Diamniadio. ku ñuy woowee Boundia Djiba moom nommé nañ ko président du conseil d'administration centre hospitalier national Dalal Jàmm. Ablaye Ngom ñu nommé ko président du conseil d'administration bu centre hospitalier Cheikh Ahmadou Khadim de Touba. ku ñuy woowee Arouna Dioup moom tamit di président du conseil d'administration moom la ñu nommé président du conseil d'administration centre national d'appareillage orthopédique. ku ñuy woowe monsieur Mamadou Bey moom it nommé nañ ko président du conseil d'administration bu service d'assistance médicale d'urgence ñu gën ko xam ci SAMU. ku ñuy woowe Serigne Abdoul Ba di professeur des universités en médecine bi nga xamante ni nii il est à la retraite nommé nañ ko président du conseil d'administration bu centre hospitalier Seydi El Hadji Malick Sy bu Tivaouane poste boo xamante ni kenn neew fa woon conseil des ministres bi wala bataaxal bi léegi ki ko signé di Marie-Rose Khady Fatou Faye di secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé des relations avec les institutions waaye itam yor kàddu gouvernement bu Sénégal soxna Ramatoulaye. bu dee am na solo Pape Samba ci lu jot bu di jot a lire maanaam conseil communiqué conseil des ministres bi lan lañ ci mën a jàpp. effectivement am na ci ay dogal yu bëri yoo xamante ne gis nañ ko ci waaye man bi ci gën a attirer sama attention mooy par rapport ak premier ministre comité bu mu mettre en place au niveau de la primature pour lépp lu jëm ci guerre internationale bi ñu nekk di gis Iran ak États-Unis yan njeexital la mën a am sur le plan économique parce que keroog ba ñuy wax justement ci lépp lu jëm ci guerre bi Iran États-Unis on avait parlé du détroit d'Ormuz pour wax ni détroit d'Ormuz boobu sa fermeture doon na am un impact énorme par rapport ak les transactions yi nga xamante ne doon na xew foofu parce que c'est un détroit boo xamante ni plus de 20% ou 30% du circuit pétrolier foofu lay jaaree foofu lay transiter donc bu fekkee ni dañ ko tëj il y a énormément de pays qui seront impactés notamment la Chine ak yeneen dëkk donc bu fekkee ni tëj nañ ko nag dina am ay répercussions yu leer ci lépp li nga xamante ni day jëm ci économie mondiale bi parce que yenn répercussions lay am du moment où le circuit pétrolier am na problème automatiquement day le prix du baril day yokk gis nañ ni sax le prix du baril jamono ji nee nañ ci estimation yi dina jógee $70 dem ba $80 automatiquement day impacter aussi au niveau des transports par rapport à l'essence par rapport au gasoil dina impacter aussi sur les échanges commerciaux ci lépp li nga xamante ni day jëm ci produits de denrées alimentaires yi ndax si le pétrole est en hausse day laal l'industrialisation donc les grandes industries dañ leen di toucher donc mu nekk loo xamante ne ay répercussions la sur le plan international yu mën a impacter ba jëm ci biir Sénégal bi parce que xam nañ ni Sénégal am na yenn produits yu bëri yoo xamante ne dañ koy importer jëlee ji ko sur le plan international donc pourquoi c'est important la mise en place de ce comité mooy on est dans un gouvernement de prévision c'est-à-dire que chaque fois dañuy wax ni gouvernement wala njiiti bu ñu leen dénkee dara s'il y a quelque chose qui se passe sur le plan géopolitique il faut anticiper nga xool yan répercussions lay mën a am sa réew surtout bu fekkee ni day mën a am ay répercussions économiques donc c'est très bien de voir que le gouvernement à travers wala sous la supervision du premier ministre ñu ngi saytu loolu ils sont dans la supervision pour xool aujourd'hui au Sénégal comment limiter ces impacts là impact dina na am mais nan lañ koy mën a limiter ba du laal réellement le quotidien des Sénégalais donc je pense que loolu benn information bu am solo la découvrir qu'on a des autorités qui anticipent ci yi nga xamante ne mu ngi xew sur la scène internationale parce que lépp lu fa xew rek dina am un impact sur notre économie donc c'est à saluer ba pare di xaar xool comité boobu yan liggéey lañ ciy def pour que ñu mën a gën a sécuriser on va dire les transactions wala yenn denrées yi nga xamante ne Sénégal ñu ngi koy jëfandikoo pour mu bañ a laal trop la poche des Sénégalais surtout ak conjoncture économique bi ñu nekk di dund. jërëjëf Pape Samba am na solo ñu jàll ci li nga xamante ni moo gën a fas yéene kaay maanaam la revue des titres c'est avec la complicité de la régie.